mbokk yi ñuy suivre ci Témoignage Média TV ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant dellusiwaat nañu tey ngir waxtaanee mbirum impunité ci Sénégal ginnaaw bi nga xamee ni jëye bu mag am na fi mooy li xew Linguère te ay bébé génn ci àdduna tey sax yéenekaay yi mënuñu la wax ñeent la juróom walla juróom benn bébé ñoo ci génn àdduna mais li am na ci loolu directeur bi di Abdou Sarr tekki na ay ndombal tànkam lu ñuy rafetlu la ndax sénégalais tàmmul démissionné waaye loolu terewul mu am responsabilité bu mag ci li xew ci hôpital bi te loolu nag démission warul tere mbir mi ñu topp ko ba ci cappaandaw ga lan moo xew ci hôpital bi nan la xewee mel na ni xibaar yi génn mooy ni lépp dañ koo bëgg wékk ci sage-femme bi nekkoon de garde te demoon di sangu ci waaye rapport bi de du benn sénégalais boo xam ne teg na ko bët kii di ministère de la santé nee na bu jotee rapport bi président la koy jox loolu rek dafa commencé andi problème ndax rapport boobu maanaam li xew ci hôpital bi muy jéye bu mag di lu métti ci famille yi ko dund loolu président moomu ko de loolu askanu Sénégal la ko moom ba tax na rapport d'enquête bi lépp lu ci génn dañ ko war a leeral sénégalais wax leen lan la ba pare nag situer responsabilité yi bu ñu ko xooloon ba ci cappaandaw ga metteel bu mag dina am ndax souvent bu benn affaire amee Sénégal dañuy xool ñi mu gën a jege rek alors que demeewul noonu de hôpital bi lan moo taal salle bi est-ce que ñi nga xam ne ñoo yore maintenance bi def nañu seen liggéey dëgg-dëgg est-ce que sax am na service de maintenance mais hôpital bi protection civile daf ko war a di ko visiter di xool anomalie yi nañu protection civile wax ak seen ay responsable kañ la fa commission gëj a jaar ak ban rapport lañ fa mujj def ak yan recommandation lañ defoon ndax protection civile suñu ko yóbboo ci barab dafa war a def ay recommandation ne changer leen lii bu dee dañ fa gëj lool problème am na bu dee dem nañ fa bind rapport mais rapport bi dañ koy jox ay autorités yu bari dont le directeur dont le ministère de la santé waaye tamit dont le maire de Linguère parce que mairie dañu ko transférer compétence su gérer santé du yem ci ay folklore kese mairie lépp la responsabilité bi am ci la looloo tax may laaj ñu def enquête bu indépendante bu large te sérieuse ngir xam hôpital bi lan moo fa xew ak lan moo tax xale yi ñàkk seen bakkan bëgguma mbir mi yem ci comme niñ ko defoon ci stade Demba Diop jël juróom-ñaari nit juróom-ñetti xale yu wakaam rek jël rek tëj mais li xewoon Demba Diop mais ñi mu impliqué dafa bëri bi drame bi amee muy stade de Mbour wakaam te juróom-ñetti xale yu Mbour génn ci àdduna ci guddi gi waa Ligue ak ñi organiser woon match bi dañoo aj wakaam te ñoom ñi ci gën a bëri ñu toog foofu normalement police da leen waroon toog xam nga lu tax ñu war leen toog mais stade Demba Diop jour boobu li ñu jaay ci billet dafa ëpp amul woon organisation waa ñi organiser match bi ñoom nan la ñuy gaawantu di naan ay aj nañ wakaam te ñoom heure boobu waroon fekk ñu leen di enquête mais kan mooy responsable police
bi envoyé woon 10 policiers ci ñaari final jour boobu muy finalu ESO Mbour ak finalu ville de Dakar DUC ci wàllu basket yépp ci benn lieu ñu envoyé fa 10 policiers bi drame bi amee y a eu plus de 500 policiers qui ont été mobilisés 500 policiers yooyu fan lañ nekkoon balaa drame bi di am kan moo ci am responsabilité stade bi protection civile ne woon na stade bi nekkatul norme kan moo joxe stade bi lan moo tax bi ñu newee stade bi def nañ ko il y a 1 an réhabilité ko mais ana entrepreneur bi ko defaroon est-ce que cahier de charge bi ñu ko joxoon est-ce que respecté na ko kon boo xoolee bu baax ay plus de 100 personnes waroon nañ leen entendre ci mbir mi mais dañoo def enquête baakale ko jël juróom-ñetti xale tëj leen ñoom sax léegi libéré nañ leen bàyyi nañ leen ñu ngi seen kër mais ñi ñàkkoon seen bakkan ci Mbuur anañu ñi ñàkkoon seen bakkan ci Joola anañu scandale yi fi am ku mel ni Bougazelli fu mu nekk nii mu ngi lekk ay ceebu jënam di naan ataayam te prison la ko waroon fekk le 2 mai bi fekk mu def 11 mois boo xam ni mu ngi génn te ñu war a def li nga xam ni moom moo di te mu amoon liberté provisoire kese mais est-ce que juge bi nga xam ne moo yore mbirum Bougazelli mun nañu ne ci 11 mois mënul pare liggéey bi mais kon juge boobu xanaa moom dañ koy fay pour muy nelaw 11 mois pour bâcler pour gérer def enquête ci benn dossier boo xam ni gendarme yi def nañ liggéey bi yëpp ba pare impunité jusqu'à quand leen daal moo fi am chauffeur bu fautif ñu rëq sa ndigg keneen ak keneen koo xam ni da nga néew doole wala amoo fi nijaay wala yoroo carte APR soo fi defee dara ñu rëq sa ndigg mais bu dee borom daraja nga bu dee Sénégal da nga fi am nijaay bu dee da nga fi am protection mun nga def lu la neex te dara du la ci fekk Bougazelli mooy exemple bu gën a patent nit ñi ne jàpp nañ ni faute boo ko defee ñu sanctionné la ci faute boobu doo ko defaat waaye faute nga def ko defaat defaat te benn sanction fekku la ci da ngay yaakaar ni loolu mooy yoon kon culture de l'impunité bi nekk Sénégal war na fi jóge suñu buggee jëm ci kanam da nga war a xam ni li ngay def bu defuwul lii moo la ciy fekk ak lii ak lii mais bu dee dëkk boo xam ne amul sanction amul dara mun nga def lu la neex mbirum hôpitalu Magatte Lô bu Linguère bi xaaral ba ci kanam dans 1 mois bu ñu korité ba pare jëm tabaski dootoo ko déggati te comme que amuñu ay lanceur d'alerte amuñu presse boo xam ne dinay fàttaliku yenn événement yi ak yenn fait yi pour di ko rappeler waat nit ñi Sénégal dañoo gaaw fàtte moo tax il faut chaque jour nga leen di fàttali ñun de fii Témoignage Média TV duñu fàttee dara de lépp lu fi mës a am bind nañ ko te saa yu yeggee ci cappaandaw ga dinañ ko fàttali ci wàllu fàttali rek kaa leen jël par exemple ñu jël datu tey le 28 avril 2017 président Macky Sall dem na cité Baraka lancé travaux yi ñu ne dañ koy raxas ba mu set mënatul nekk ay barak dañ koy def ay étage tey mooy le 28 avril 2021 4 ans après brique sax teguwu fa est-ce que njiitu réew war naa lancer ay travaux 4 ans après dara du ci am te loolu nag bettuñu ci Macky Sall ana terre bi train daw na fi kañ la waxoon 14 janvier 2019 ñu ngi ci lan passé nañ 14 janvier 2021 2 ans après inauguration terre amul kon boobu moom tàmmal nañu lii moo tax nag dañu war a pare lépp ak moom lépp ak moom lépp nag ça veut dire lépp avec Macky Sall sóor leen lépp pare leen lépp. ma dellu si yéen mbokk yi ñuy seetaan ci Témoignage Média TV ci li nga xam ni moo di la ñuy woowee ñoom la ñuy woowee
conseil présidentiel sur l'emploi muy réunion boo xam ne réunion bu gudd la bu presque ñàkk xorom ndax amul commencement amul fin te but bi lañ ci doon ut dama yaakaar ne bu dul li nga xam ne moo di événement médiatique amul leneen parce que conseil présidentiel du loolu du conseil présidentiel lu sérieux la déjà conseil présidentiel mënuñu ko def ci kanamu télé ndax réunion la boo xam ne réunion bu am importance la boo xam ne en général huis clos la à moins que mu am Macky formula maanaam Macky créé yeneen formule yu bees mais formule conseil des ministres conseil interministériel ak conseil présidentiel ñëpp xam nañ ni nan lay amee mais la amoon jam ñaajo boobu c'était tout sauf un conseil présidentiel léegi est-ce que am na sénégalais bu la mun wax lii lañ fa jàpp tënk ko fa ak kan moo ko tënk nit ñi daal ñëw nañ wax nañ ku ci nekk jox nañ la parole gars yi jàkkaarloon nañ ak président tamit profito pour régler ay comptes parce que président dafa amoon communication bi mu doon def communication bi mu bëggoon def mooy bàyyi ba Sénégal yëpp di ko suivre mu gëmloo ni manifestation yi fi amoon dootu fi amati ma ne ko mun na bañ a amati de président loolu kañ moom kenn werantewu ko ñëpp ànd nañ seeg yow manifestation yi mun na bañ a amati mais fu dee comportement yi changé na ndax li andi woon manifestation yi bu amaatee manifestation yi dina amaat mooy président yow da ngaa juum wala da ngay juumlu mbir mi nekkul woon affaire emploi des jeunes kese mbir mi sénégalais yi ñoo jugoon fippu ngir jotaat seen démocratie ndax seen démocratie dañ ko confisqué woon nit ñi ñoo génn pour avertir la yow ak sa régime nit ñi ñoo génn pour manifester seen ras-le-bol ci wàllum démocratie bi ñu confisqué woon ñu bëgg ko mu dellu si waat seen loxo mooy président tey suba gannaaw waati suba les plus grands juristes du monde les plus grands constitutionnalistes du monde ak même sax conseil constitutionnel kenn mënul fexe ba nga amaat droit poser candidature lii nag avertissement la bu sénégalais doon def soo ko déggee xayrun jàmm dina ne ñooy ci réew soo ko déggulee boo ko déggulee président ba yeewu suba teel am si ay nit yoo xam ne dañoo assez irresponsable bañ réew mi seen intérêt kese tax leen jóg ba ñu ne la yow am nga droit def troisième mandat ba nga ne yow da ngay def troisième mandat président bu boobaa waxuma la deuxième vague rek mais septième vague sax duñ ko gis te vague boobu du la fi bàyyi du fi bàyyi kenn koo àndal tàmm leen dañu suivre si suñu ay jàngat ndax ñun chronique dafa nekk lu galvaudé loo xam ne ñu bari léegi dañ ko jóg li ko fooye di si saaga di si wax lu amul wala di si ut buzz ñun nag ay jàngat la ñuy def te utuñu si buzz li nga xam ne moom la ñuy def dañu koy def pour njëriñu Sénégal kon képp koo xam ne bañ nga suñu jàngat yii di la rëcc da ngay abonné wu ci Témoignage Média TV saa su ne su ko périodicité bi mayee su ko actualité bi mayee danañ teew fii andi leen jàngat yi jërëjëf ba beneen yoon.